dafa am loi depuis 2014 loi bi mu nekk loi boo xam ni loi bu baax la loi boobu nag li ñu ko mooy dañoo am chance rencontrer volonté politique loolu il faut ñu wax ko parce que ñi fi jëkkoon nekk amuñu woon volonté politique moo tax amuñu woon loi ñun mais bi ñu amee régime bu bees la ñu am loi bu baax boo xam ni loi la boo xam ni ci loi yi gën a baax ci àddina bi tey ci la bokk ñu considéré ko ñun coono yi ñu daj pendant presque 10 ans di xeex pour am loi mu nekk loi bu baax ñu defal ko pour Sénégalais yi waruñu permettre quand même que loi bi ñu koy violer c'est vrai que voter loi baax na mais appliquer loi aussi lu am importance la parce que loi soo ko voté te appliquer woo ko amul njëriñ aujourd'hui li ñu remarqué mooy malgré toute la volonté qui est là dafa am ay violations yoo xam ne dañ koy constater ñu ngi koy déplorer violation bi nag commencé wul ci xale boobu ñu wane barki dem muy tox ci saa ci benn restaurant mais xale bi soo ko xoolee di muy toxee da ngay xam ni que kii ku yàgg tox la parce que xale la mais nit koo xam ni mag sax bu toxee yenn fois quelque fois ba génne cigarette bi fumée bi ci bakkanam dafay am problème mais xale bi soo ko xoolee dafay tox bay génne fumée bi ci bakkanam ça veut dire que kooku certainement yàgg na tox loolu mu nekk loo xam ni vraiment mu nekk lu très grave mais li ñu war a xam ci chicha mooy comme ni ko Babou waxee chicha dafa dangereux te xëy na jeunes yi xamuñu ko xale yi xamuñu ko famille yi xamuñu ko chaque fois nga def benn séance de chicha nga tox ba noppi mën nga considérer ni que tox nga ñaari paquetu cigarette 2 paquets de cigarette par séance te comme ni mu ko waxee am na lu gën a garaaw loolu aussi di nekk ci biir mooy fukki jeunes ñooy toog ku ñu am benn pipe bi da ngay tox jox kii toog kii jox kii mais imaginez que kenn ci ñoom am famille ba benn maladie boo xam ni dafay wàlle mais daf koy wàll moroomam loolu aussi il faut que jeunes yi ñu jël ci conscience ñun nag aujourd'hui vraiment li ñu remarqué mooy sax li ñu remarqué tey Sénégal mooy li xew ci affaire chicha ñun on considère ça comme une agression parce que agression mooy lan léegi Sénégal dafa am ay salon de chicha yoo xam ni xale yi dañ fay dem di fa tux di fa dajaloo mu nekk ay xale yu góor ak mu nekk ay xale yu jigéen et nous considérons que loolu vraiment ñëpp ñoo ci war a jug taxaw du ñu rek ñoo ci war a jug taxaw mais ñëpp ñoo ci war a jug taxaw parce que ñooñu ñooy suñu ay doom ñooy suñu ay sët bu ëllëgee ñooñu suñu feebaree mais le pays aussi c'est la malade ñun loolu mun ñu continuer te état yi suñu état yi amuñu moyen di faj feebar yoo xam ni cigarette moo koy joxe. am na arôme yu bari donc arôme yooyu nag mooy nax nit ñi parce que booy tux donc tu as l'impression yaa ngi bon doo sentir tabac bi noonu alors qu'en réalité c'est du tabac le tabac est dedans parce que arôme bi moo koy submerger de sorte que doo sentir rien même s'il y a fumée il y a la fumée mais accrété tabac bi doo ko sentir noonu loolu moo tax dañuy gis ay arômes yu bari nit ñi yaakaar nag bon tabac comment dire chicha du tabac alors que tabac la te une séance donc de chicha dafa moo gën a grave parce que à peu près 30 minutes comment dire une séance de 30 minutes équivaut à peu près à 100 cigarettes je pense si je me trompe pas donc une seule séance à peu près à 100 cigarettes alors beneen bi mooy aussi c'est que am na risque mooy comment dirais-je risque de contamination parce que embouche bi ñuy tux dañu koy jokkalante alors loolu nag ba fekkee keneen am na feebar donc supposons hépatite mën na ko wàlle keneen boo amee yeneen xeet feebar yoo xam ne feebar contact boo xam ne day wàlle donc daf koy jël comme tuberculose et cetera donc chicha danger la et puis aussi beneen bi mooy suñu loi daf ko tere article 4 donc décret d'application loi bu ñu am ci lutte anti-tabac dafa tere jaay donc chicha dafa tere tux également chicha ci lieu boo xam ne ñu ngi koy lim ci article 18. te tamit gis nañ ne publicité tabac dafa doon lu ñu tere te gis nañ ne léegi ñu ngi bëgg gën a attirer xale yi moo tax dañ koy def couleur yu rafet gis nañ ko dafa rose dafa am fluo dafa rafet day attirer ba pare dañ ci def ay arômes te arômes yi xam nañ ne yëpp dañ ko tere ci biir tabac arômes yi ay fraise la ay goût yoo xam ne xale déjà tàmmoon na ko depuis ci tàngal affaire yooyu yëpp pour attirer xale ba nga xam ne xale boobu xëy na
commencé nañ ko di ko def nii xëy na bu magee bu ñu continuer nii day doon koo xam ne ku bëgg chicha la dina tux dina defaat alors que suñu campagne bi di ñuy wax ne dañu bëgg ne si diiru campagne bi dina tax ne ay actes yu bari dinañ ko ci def ba nga xam ne ci quelque temps yeneen génération yi di ñëw tabac du leen laal loolu mooy yitteewu listab bi ak programme national bi AGS ñëw jàppale ko loolu moom mooy seen bëbët ñoom loolu la ñu bëgg bu ñu gisee nag nii ñuy def ak xale bi loolu dina tax ne dina gàllankoor ñun suñu projet bi ñu am mooy dans quelques années ñu am benn génération bi nga xam ne ay xale la yoo xam ne xamuñu tabac duñu utiliser tabac looloo tax nag ñun bu ñuy wax xale ni ñu koy utiliser ñu dellu si waat di delloo si di rappeler rek fàttaliku àq ak yelleefu doomu aadama xale doomu aadama dafa am àq ak yelleef moom dafa nekk koo xam ne dafay màgg te am na yenn xam ne bu ñu ko toppatoo ci moom màgg ba ñu bëggoon du ko ci am attitude bi ñu bëggoon mu nekk du ko nekk. ba gannaaw ba ku nekk en tout cas bu waxee xalaatam ci li nga xamante ni moom moo xew donc lu ñu fas yéene def mooy ñu ubbi enquête nu mu gën a gaawee bu ko defee ñu mën a xam ñan ñooy auteur fay ñan ñooy responsable yi mooy bërëb bi nga xamante ni fa la amee responsable li borom restaurant bi ñu mën ko xam également ñu xam parent wu xale bi loolu je pense que moom mooy li ñu war a njëkk a def et je pense que loolu tàmbali nañ ko déjà tàmbali nañ ko loolu moo tax ñu xam restaurant bi mu ngi tudd Vénusia mu ngi nekk Fass beneen bi mooy à partir de mardi dinañu saisir les juridictions compétentes parce que loi bi moo ñu permettre vraiment képp ku violer loi bi ñu mën la yóbbu ci kanamu yoon te borom restaurant bi dafa violer yoon parce que loi bi dafa ne dañuy tere tey kuy dox ci bërëbu lieu public yi mooy fi nga xamante ni ay nit dañ fay daje ak yu demee noonu te gis nañ ni moom restaurant la te xale bi mu fa doon dox ce qui veut dire que moom violé na loi bi donc ku violé loi bi article 26 nee na dañ lay daan yu toll ni fanweeri junni ba presque 300 000 donc loolu je pense que ay daan yoo xamante ni mu ngi koy xaar te ñun dinañ ko porter bi ci topp mooy à partir de mardi dinañu saisir ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci àq ak yelleefu gone yi donc pour saisir leen parce que aussi ñoom ay responsable lañ ci mbir bi donc vraiment ñu mën a gën a en tout cas comment dirais-je protéger ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yi bi ci topp mooy am na benn décret bi nga xamante ni moom mooy tere chicha ci Sénégal wala arrêté ministériel mais c'est un arrêté conjoint boo xamante ni mu ngi ci circuit bi validé nañ ko pare ñi ko war a signé mooy ministre de la santé ak ministre du commerce donc tey ñu ngi demandé vraiment que ñu accéléré ko parce que bu ñu ko signé mën naa wax ni chicha doon ñu ko jaay Sénégal doon ñu ko exporté donc muy urgence pour ñun parce que su dul loolu xale bi li mu wane nii yeneen xale yi vraiment ku ci nekk day jàpp ni lii foowukaay la rek donc vraiment mën na nekk loo xamante ni mën na jéggi dayoo donc ñuy demander état à ce que vraiment ñu accélérer signature bi bu ko defee ñu mën a interdire chicha fii ci Sénégal kenn dootu ko exporté kenn dootu ko jaay kenn dootu ko distribuer donc je pense que loolu mooy mesure bi nga xamante ni moom mooy tax vraiment ñu régler problème bi définitivement